nga xam ne nag mooy défiance du système d'informatique et de la comptabilité publique. Les experts comptables offrent leur service à l'État. ñoom i leen nag gannaaw nag ñoom jël nañu li nga xam ne nag moo di seen matuwaay ba tax na nag fexe daal leeral li nga xam ne nag mooy mbir mi, fexe tamit bañ ba ay problème bañ a am ci li nga xam ne nag mooy fii ci Sénégal. ba ñoom jàpp nañ nag li nga xam ne nag mooy ñuy bañ a problème bañ fee am, fexe ba tamit système li nga xam ne mooy informatique bi ak comptabilité bi ñu gën ko saytuwaat mbir mi, ñu gën ko fexe ba saytuwaat gën a jàppale ñi nga xam ne nag mooy état bi ci fàttali li nga xam ne nag mooy la xewoon fële ca li nga xam ne nag mooy ca Cour des comptes bi wennaaw nag bañ fa yóbboo li nga xam ne lu ci mel ni ay machine ordinateur bi, ba tax na nag loolu yëpp gën a fexe indi li nga xam ne nag mooy kiiraange ak li nga xam ne tamit mooy réeroo bañ a am ci biir Sénégal. ba tax na nag ñoom jël nañ lépp te déggal ko li nga xam ne nag mooy système informatique bi ak comptabilité publique bi, ñu gën a leeral li nga xam ne nag mooy mbir mi. ba tey ci proposition de loi interprétative de l'amnistie, la CNDH demande l'avis des sages ginnaaw ki nga xam ne nag mooy Amsatou Sow Sidibé. moom mi leen nag gannaaw nag ba mu waxee ci li nga xam ne nag li ñeel lii di proposition de loi interprétative de l'amnistie, jàpp na ni nag boobule loi dañ ko war a jébbal ñi nga xam ne nag ñoo yor wàllum conseil constitutionnel bi, maanaam chargé fexe soytu loolu laataa ñu koy yóbbu fële ca assemblée ca plénière bi nga xam ne nag ñu ngi ko war a voter le 2 avril. moom nag jàpp nañu laataa ñu koy yóbbu foofu ñi nga xam ne nag ñoo yor li nga xam ne mooy wàllum conseil constitutionnel bi, ñoom lañ ko war a jébbal ñu saytu lu ñu mel. voilà ñu saytu li nga xam ne nag li ñu mel, fexe daal charge yi def ci liggéey bu am solo laata nag ñu koy voté. ba tey ci li nga xam ne nag mooy face à face Boy Niang et Reug Reug, un duel verbal attendu le 16 avril. ñoom it tamit ñu ngi leen di xaar diggante ki nga xam ne nag mooy Boy Niang ak Reug Reug. waaye tamit journée mondiale du théâtre, les artistes comédiens expriment leur ras-le-bol. gannaaw nag ñoom niki ni démb fële ci Ndar ñu ngi doon amal li nga xam ne nag moo nekkoon seen journée mondial ci wàllum li nga xam ne nag mooy wàllum théâtre. ba tax na nag ñoom jàpp nañ war nañ leen utal li nga xam ne lu ci mel ni ay infrastructure ci li nga xam ne nag mooy seen monde théâtre bi ñu nekk, ngir nag ñu gën leen a bàyyi xel. Levée de fonds du Sénégal lance un emprunt obligataire ci li nga xam ne mooy les 150 milliards. ñoom la tamit daal nañ ci àddu. waaye tamit zone de Ndiaye à plus de 100 000 tonnes de pommes de terre en péril. gannaaw nag ñoom fële ca zone de Ndiaye bu ñu gisee lu toll ci 100 000 tonnes yoo xam ne nag ay pommes de terre yoo xam ne daanaka dafa yàqu si ñi ko doon xam ne nag ñoo fa nekkoon di def liggéey bu am solo. ñoom nag mu mel ni li nga xam ne lu ñu doon saytu ci li nga xam ne moo di seen récolte amuñu ko, ba tax na nag dañ cee mer ci li nga xam ne nag mooy lu toll ci 100 000 tonnes yoo xam ne nag gis nañ ko ci wàllum pomme de terre yooyu la mbir yëpp dafa daal di yàqu. ñu dem ci beneen yëglekaay ñëw ci les échos ñëw ci li nga xam ne mooy kii di Mansour Faye se lance sur Diomaye Sonko. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer dans ce pays. Rien ne sera de trop pour stopper cette dangereuse dynamique. ba tax na kii di Mansour Faye moom tamit daal na àddu ci li nga xam ne nag jamono ji ni réew mi di demee. moom nag xam ne rek li nga xam ne ñooy kii di Diomaye ak Sonko waxuñu leen a bàyyi nga xam ne nag son bi ni dëkk bi di demee dafa jàpp nañ ni moom ni muy demee doonut lu yoon. ba tax na nag war nañ jël li nga xam ne ñoom seen propre décision, fexe tamit bàyyi li nga xam ne nag bàyyi leen xel li nga xam ne aussi lii war a am, waaye fexe gaaw ba stoppé li nga xam ne nag mbir yi nga xam ne nag mu ngi waajal ñëw. ba tey équipe nationale Diomaye Camara défend Pape Thiaw et Sadio Mané. Il va falloir laisser du temps à Pape Thiaw de pouvoir bien bosser. moom les Diomaye Camara daal na ko ci wax gannaaw nag bi mu xam ne kii di Pape Thiaw nekk entraîneur bu Sénégal xam ne nag war nañ ko bàyyi mu wéyal li nga xam ne nag moo di liggéeyam ci ni mu waree donner un peu plus de respect à Sadio Mané parce qu'il le mérite depuis très longtemps. On s'est vu beaucoup trop beau. loolu tamit daal dina ci àddu. ba tax na nag jàpp ne ni kii di Sadio Mané war nañ ko jox benn respect boo xam ne nag moom mi lay mérité na ko, ndax nag même bu dul dara am na loo xam ne daal yàgg nañu du ñu béggal moom mi lay Diomaye Camara moo ko xam ne. ñu dem ci beneen yëglekaay proposé Sud Quotidien ñëw ci li nga xam ne nag mooy proposition de loi interprétative de la loi amnistie. ci loolu nag le débat ne stoppe pas ci li nga xam ne nag mooy wàllum lii di loi bi. ba tey mu ngi jur ab polémique, maanaam ab coow ba tey ci li nga xam ne nag mooy lii di proposition loi bi. gannaaw nag ñu ci bëri nga xam ne nag duñ ko xam ne le débat sur les propositions de loi interprétative de la loi d'amnistie est très loin de connaître son épilogue. Au contraire, elles sont en passe de devenir
devenir des patates chaudes entre les mains du régime PASTEF, alors qu'une vingtaine d'organisations de la société civile appellent les députés à rejeter cette loi. Gannaaw nag ñi nga xam ne ay ñoo nekk ci xujje gi maanaam ci li nga xam ne nag mooy opposant bi ñu ci bari ñu ngi woote ñu fexe daal ba rejeter li nga xam ne mooy loi interprétative bu Amadou Ba bu député PASTEF li nga xam ne nag moom moo ko proposé fexe daal ñu def li nga xam ne nag li ñu mel ba tax na nag ay vingtaine d'organisations société civile ñoom nag ñu ngi woote ñu ngi fexe daal ni ñuy rejeter li ñu mel balaa sax ñu koy examiner le 2 avril fële ca assemblée nationale. ba tey ci li nga xam ne nag mooy wàllum ceeb bi ba tax na nag lii di ceeb brisé bi moom nag daanaka dana wàññeeku si toll si 60 francs le 3 avril ba ñu jëm mu doon bonne annonce boo xam ne amaana dina bëggal ñëpp kenn dina bëggal ñi nga xam ne nag peut-être lii Sénégalais ba tey ñu dem ci beneen yëglekaay voilà Vox Populi tamit àdduna ci li nga xam ne nag mooy wàllum njëgu ceeb bi politique des prix de distribution et de consommation. Le kilogramme de riz va passer à 350 francs CFA. Le ministre du commerce annonce une baisse prudente gannaaw nag moom les ministres yi yor li nga xam ne nag mooy wàllum commerce bi moom nag daan na ci àddu di xam ne nag boobule ceeb dina wàññeeku ba toll ci li nga xam ne 350 francs le kilogramme ci li nga xam ne mooy ceeb bu brisé bi moom nag daal na ci àddu Serigne Gueye Diop moom naaw nag mu nekkee le ministre bi nga xam ne moo yor wàllum commerce bi àdduna ci li nga xam ne nag mooy wàllum wàññeeku njëgub li nga xam ne nag mooy njëgub ceeb bi. ñu dem ci beneen yëglekaay l'observateur ñëw ci li nga xam ne nag mooy braquage ba xewoon fële ci Ouakam ba tax na nag lu toll ci 40 millions de francs CFA jot nañ ko récupéré par la police foofu la ca Ouakam nag gannaaw nag lu tolloon ci 100 millions de francs CFA amoon ñoo xam ne nag defoon benn braquage ba yóbbu boobule xaalis mu mel ni l'enquête bi gannaaw nag bu mu poursuivre li nga xam ne nag mooy mbir mi yu bëri jot na ci leer ba tax na nag ki nga xam ne mooy wàllu ki yoroon wàllum enquête bi moom nag daal dina ci àddu li nga xam ne gën a détaillé mbir mi ni mu demee ba tax na les informations détaillées sur le convoyeur, la banque, l'argent livré au chef de gang, l'attaque, le partage au butin et la mafia du recel loolu yëpp daal na ci àddu fexe ba tey ci li nga xam ne nag mooy wàllum braquage bu amoon fële ca Ouakam ba du toll instant bi lu toll ci 40 millions de francs CFA police bi daal na ko récupérer ba tey ci li nga xam ne aussi mooy rencontre avec le colonel Clément moom nag daal na ci àddu ci li nga xam ne nag mooy le zone 1 défilé bi nga xam ne nag ñu ngi koy waajal le 4 avril ba ñu jëm les efforts de l'État pour équiper l'armée des types de menaces et la mise en place du base technologique de défense ñoom ñi la tamit daal na ci àddu ci li nga xam ne daal ñuy fexee mise en place ci wàllum li nga xam ne mooy 4 avril boobu ñu jëm ba tey la loi li nga xam ne mooy interprétative bi le front de l'opposition ne sera pas à la même manifestation du 2 avril. La Commission nationale des droits de l'homme propose de soumettre la loi aux 7 sages mooy ci li nga xam ne nag fexe daal jébbal li nga xam ne ñooy yooyu la juge ñu jox leen li nga xam ne nag mooy lii di loi bi fexe ñoom ñu saytu ko laata ñu koy voté ba tax na nag ñi nga xam ne ñooy front d'opposition bi man ni duñu manifester ci 2 avril bañ jëm. ñu dem ci beneen yëglekaay source a ñëw ci li nga xam ne nag mooy l'amicale des femmes de la présidence jamais reçue par l'ex-première dame Marie-Khone Faye Diéguou Pousso gannaaw nag ñi nga xam ne ñooy amicale des femmes de la présidence ñoom nag di xam ne ki nga xam ne nag ñoom kii di Marie-Khone Faye moom mi leen nag di première dame bi gannaaw nag ki nga xam ne mooy Marème Faye Sall bu mu fi nekkee mosu leen woon a recevoir waaye mu mel ni nag suñu première dame bi jot a dem recevoir ne leen ba tax na nag ñoom jaar nañ ko jàppee li nga xam ne mooy ab Diéguou Pousso ba tey ci li nga xam ne nag mooy l'ancien commissariat Cheikhna Keita parle de ses relations avec Ousmane Sonko et des députés de ce dernier en politique confidence détonnant moom mi la tamit Cheikh Keita daan na àddu ci li nga xam ne nag relation bi mu am ci li nga xam ne mooy diggante Ousmane Sonko waaye tamit ci li nga xam ne nag mooy début ak dernière politique am ni mu demee ba tey ñu dem ci beneen yëglekaay ñu dem bi yeneen yëglekaay jibi si c'est bon ñu dem ci beneen yëglekaay alors xam naa peut-être fii lañ koy ndax képpee ci li nga xam ne nag mooy wàllum lii di ëttu yéenekaay yi dañ leen ko doon faram fàcce comme ni ñu leen koy waxee L'As quotidien mooy journal bu baax bi mooy nii le quotidien merci jibi interprétation ba tey ci li nga xam ne mooy wàllum amnistie bi moom i le quotidien daal dina ci àddu ci li nga xam ne nag mooy Pastef Amadou Ba moom ni
nag nekk le collectif des victimes demande l'abrogation pure et simple de la loi ci li nga xam ne nag mooy mbir mi waaye tamit les CNDH et le bureau du HCDH veulent la publication des rapports d'enquête sur les morts. Aïssata Tall Sall, ce sont eux qui ont peur de l'abrogation moom jàpp na nag ñi nga xam ne ñooy député yu Pastef yi ñoom yi la nag ñoom ñoo ragal li nga xam ne nag mooy mbirum abrogation boobule ba tax na nag defee fexe daal ba def benn publication l'enquête bi mën a continuer ci li nga xam ne nag ñoo génnoon àdduna ci manifestation jàpp 2021 ci weeru mars boobule fexe daal ñu leeral li nga xam ne nag mooy mbir moomulee ba tey ci li nga xam ne mooy wàllum consommation ceeb bi gannaaw nag bu mu wàññeekoo lu toll si 60 francs daal nañ ko wàññi ci li nga xam ne nag mooy ceeb bu kilo bii di ceeb bu dijji bi ceeb bu prisé bi je veux dire pardon ci li nga xam ne nag mooy consommateurs yi jamono ji li nga xam ne nag mooy ceeb bi bu ñu jotee le 3 avril dana wàññeeku toll ci lu toll ci 350 kilogrammes le kilo. ñu dem ci beneen yëglekaay fii lañ koy ndax keppee wàllum tàggat yaram ñëw ci li nga xam ne mooy CAN UV après le retrait de la Côte d'Ivoire l'Égypte récupère l'organisation gannaaw nag li nga xam ne mooy wàllum coupe bi nga xam ne nag coupe U20 bi li nga xam ne ñooy waa Égypte ñoom ñeen nag ñoom noo nar a récupérer li nga xam ne mooy wàllum organisation bi maanaam ñoom ñooy yor lii di organisation ci boobule coupe yi nga xam ne nag ñu ngi koy waajal lii di CAN U20 yi ba tey dans le cadre de la promotion du choc Reug Boy Niang une nouvelle bataille verbale livrée le 6 avril ci diggante ki nga xam ne nag mooy Reug Reug ak Boy Niang alors lii moo gënoon a fës ci li nga xam ne nag mooy wàllum ëttu yéenekaay yi xanaa dañuy ñëw tout de suite ci li nga xam ne nag moo di